fils Alika. Alika moom lu ko rey. xanaa oto bi da koo bëgg a mantulaay. waaw dañ koo tuumaal sàcc. waaw. ka ko tuumaal. waaw nee ñu moo ànd ak gendarme yi dugg ci otoom moom. oto boobu nag moo jaar ci kawam ñaari yoon. d'après mbokk mi li ñu wax. Alika mel na ca Fatick. waaye dee leen teg ay tës yu neex waaye suñu waxtaan yëpp nar naa yàqu. oto bi nga ne dafa jaar ci kawam ñaari yoon. loolu mbokk mi wax frère bi ma ko wax léegi. allahu akbar allahu akbar allahu akbar. histoire boobu moom. allahu akbar. Alika bu bari woon ay mbokk. allahu ay doomu baay yu góor. allahu akbar. gendarme yaak waaja. ñëpp duñu fa jóge parce que nit ki boo ko tuumaalee yoon a ngi fi. bu dawee mun tuta gendarme yi. waaye topp ko ay gendarme yu say gaañ ci sa oto bopp yow. ndax foog ba miir ko. non gendarme yi seen oto lañ ne woon. oto boppam la gaañ bi ko tuumaal oto gaañ bi la. ci la gendarme yi ne. ci la gendarme yi ne ñu dàq ko ba fiir ko aw ci koom arrière ci koom. léegi nag film boobu ñii ñoom dañu naqarlu ak. mim réew. takk der yi Sénégal waaye moom gone gi Sonko nu mu tudd. Alioune Badara Sonko dañ ko après dinañ ko deuxième partie bi waaye première partie bi alaaji nañ déglu nag mbokku Alika yi. frère am ak Guèye. waaw. Atia Sumer. man maa ngi tudd Assane Ka nekk porte parole famille bi nekk professeur de lycée fii ci Mbar xale yu Mbar yi vraiment ba affaire bi amee ba léegi dañoo taxawaayu ay nit yu am jom am fulla am lu leen métti ba mel ni sax ñun dañoo ñëw en tant que mbokk sax di leen fekk si combat bi pour wan rek à quel point combat bi ni mu dëgëre li xale yi bëggoon mooy def marche ensuite point de presse mais bañ demee ba xam ne marche bi mënta ne ndax l'autorité a joué au dilatoire donc bind leen lettre ñu bind déclaration de marche dindi leen lii corriger leen lii ba affaire bi tardé ñu ne woy samedi extra donc bon on a compris que dilatoire la ñu ne néanmoins ñun dinañ wax li nga xam ne moo fi xew wax ko Sénégal wax ko adduna bi yëpp gox beeg ñëpp ñi ko xamoon gën a xam ñi xamutoon xam donc loolu moo indi mbir mi li fi xew yéen xam ngeen ko yéen seen bopp ñëw ngeen fi suñu doom la ñu reyin bu ñaaw donc nous sommes ici de façon symbolique ci lieu de crime bi fi nga xam ne fi la mbir mi xewee donc trace yaa ngi nii nga bëtuwut témoin yaa ngi toog vidéo yi ak lépp ñu ngi fi donc preuve moom dépassé nañ ko mais li xew mooy li ñu njëkk a jaaxal mooy ñun ay laajte lañu am ay li tubaab di wax question mooy ñun li ñu njëkk a jaaxal mooy crime mënul tollee nii wala meurtre bu toll nii ba léegi nii bu ñu sàgganee dañ naan ñu amul meurtrier donc ça veut dire kenn defu ko ndax ba fii ñuy wax ak yéen selon information yi ñu am amul kenn kuñ ne kii moom lañ téye ci li nga xam ne moom la moo rey Alika donc loolu gisuñ ci kenn am na ñi nga xam ne ñu gën a jege mbir mi ki nga xam ne moom moo waral mbir mi yëpp mu ngay wax téléphone mu ngay dox ay soxlaam comme ni mu ko neexee di wax ne il a la conscience tranquille mu ngi tudd dëkk Thiès peut-être bu ñu kii dañ leen jox sax numéro téléphone ndax loolu lañ am ci moom mais mu ngi wax téléphone audio yaa ngi fi nee na il a la conscience tranquille donc loolu mu jaaxal ñu. beneen mbir mi ay questions yi ñuy laajte mooy ba mbir mi xewee gendarmerie dañ ci impliqué wu bu baax a baax la gendarmerie de Colobane c'est très clair la brigade de Colobane il faut que ñu situer seen responsabilité ndax nit mënul ñëw nekk simple baadoola comme man comme ñi fi nekk porte plainte moroom baadoolam wala en tout cas jiñ ko dara ba kooku oto mën a ñëw ñu dugal ci ay gendarme ba oto boobu mën a rey nit ki jaar ci kawam ñaari yoon affaire bi ñëw rek ñu bëgg a tëddee noonu li ñu nag li ñuy wax lu leer la parce que avant ñu waxoon dañu xaar ba am autopsie bi bañ ci amee lu leer la wax def ne lii c'est un meurtre. Le gosse n'est pas mort de façon naturelle dañ ko rey bu ñaaw dañ ko dëggati ba mokk donc loolu mooy dëgg te loolu am nañ ci ay preuves yu leer nañ donc nag la dernière fois dem nañ ci porter plainte et comme si dañuy waxoon il faut ngeen porter plainte pour que d'ailleurs action justice démarre loolu moo njëkk a jaaxal d'ailleurs parce que dañu jàpp ne am na loo xam ne bu xewee ci réew il y a l'autosaisine donc dañu yaakaar ne procureur war na mën autosaisir mais ñun loolu daf ñu jaaxal déjà gars yi naan dem leen fi porter plainte dem leen fee porter plainte affaire bi daal nekk loo xam ne ñun mënuñ ko comprendre donc loolu moo njëkk a jaaxal moo tax d'ailleurs ñu dem jël kii bi am nañu suñu avocat donc jéem a porter plainte parce que loolu moo fi sës mais nag li tax ñuy porter presse aussi mooy que mbir mu mel ni il faut ñu siiwal ko bonne volonté yi ndax siiwal boobu moo indi ñi ngeen gis sama wet donc ñu bëri ñu leen fi indi ku mel ne Guy Marius Sagna nekk koo xam ne vraiment droit de l'hommiste la mu am lu ko naqari lool buñ ko waxee tegu si baat xamuma mais mu wóolu ma déplacé wu ba moo tax mu ñëw fi tey. jébbal sama njaal ci kanamu mbokk ndem si yàlla Alika mi nga xam ne le 19 novembre bii passé lañ ko rey ci place bii ñu nekk tey dajaloo fii ngir fàttaliku ko moo tax xëy na balaa ñoo sori ma bëggoon ñaan
ñu def xëy na 1 minute de silence et de prière ñu mun ñaan ak lu munti doon seen diine ñu ñaan ngir fàttaliku ki nga xam ne moom mooy suñu mbokk Alika ngir ñaanal ko suuf woyof ci kawam ngir ñaanal ko yàlla xare ko ca aljana fu mu jëm gën fuuf gën lool fi nga xam ne fii la jóge je crois que mun nañ taxaw ñun ñëpp amiin mbokk yi mbir mi métti na loolu moo tax ñu bàyyee ko Dakar ñëw fii pour wax leen ne seen métit suñu métit la pour wax leen ne ñàkk ngeen waaye ñun itam ñàkk nañ pour xamal leen ne seen tiis ak seen naxar ñu ngi koy bokk ak yéen xamuñu woon ki di Alika waaye dañoo jàppoon ne Alika ndaw la ci Sénégal dëkk fii ci Mbar war a yem sañ-sañ ak ndaw yi nga xam ne ñoo nekk Dakar war a yem sañ-sañ ak ndaw yi nga xam ne ñooy yeewoo bés bu nekk Mbuur mbaa Thiès mbaa Ndar mbaa feneen buñ fi ñëwee nag c'est pour masawu leen c'est pour bokk ak yéen tiis bi c'est pour xamal leen ne bokk nañ gis-gis ak yéen ci ne lii dal Alika ñaaw na lii dal Alika du dëgg du yoon lii dal Alika warul woon am lii dal Alika waratul am fii ci Mbar ak feneen ñu bëgg a wax ak kilifa yi artu leen ne leen mënuñu nangu mu am ñaari Sénégal goo xam ne néew di doole yi baa doole yi béykat yi ak sàmmkat yi mu mel ni état da leen di xoolee ni mala ak beneen Sénégal boo xam ne ñooñu dañ leen fullal ñooñu dañ leen faydal d'accorduñu ngir Sénégal ñu xar ko ñaar ñii ñu fullal leen ñii ñu faydal leen ñii seen kàddu woyof ni dunk seen sañ-sañ woyof ni dunk seen àq ak yelleef woyof ni dunk te kenn du leen faale kenn du leen respecté d'accorduñu ci loolu mbokk yi damay fàttali ne am na benn responsable APR boo xam ne fële ca Tambacounda doomam bu jigéen dañ ko faatoon yàlla na suuf woyof ci kawam yàlla na ko yàlla xare aljana mais biñ ko faatee état bi dafa mobiliser ñëpp ngir xam kan moo ko def waa xanaa Alika du sénégalais xanaa Alika amul ay mbokk xanaa Alika amul ay sañ-sañ lan moo tax ñuy def kumba am ndey ak kumba amul ndey dañoo ñëw fii nag tey pour wax ne Alika am na baay Alika am na ndey Alika am na ay mbokk Alika am na ay dëkkandoor Alika du ñu toog seetaan dossier bi ñu siy teg conc te duñ ñu wax mbir mi nu mu demee te duñ ñu wax kan moo ko def te kooku duñ ko sanctionné damay fàttali ne Sidiki Kaba monsieur le ministre jarbaatam fii la gaalam suux ca Dakar ministre yëpp dem seeti ko ca tefes ba ca Soumbédioune Alika bu mu gaañoo ak léegi gisuñu fi benn kilifa gisuñu fi benn état loolu du dëgg du yoon dañoo war a yemale ndaw yëpp mais justement c'est parce que yemale wuñu ndaw yëpp moo tax ñenn ñi di jël gaal gi ndaxte ñenn ñi gisuñu seen bopp ci Sénégal et donc ndawu Dakar ak ndawu Thiès ak ndawu Mbar ak ndawu Gossas ak ndawu Kaffrine ak ndawu Mbacké ak ndawu Kaolack ak ndawu Goudiri ak ndawu Kaolack ñoo war a yem doomu ministre ak doomu béykat ñoo war a yem doomu ministre ak doomu sàmmkat ñoo war a yem et que lii ñuy def nii état bi toog di seetaan du dëgg du yoon ñu ngi wax état bi na ñëw seet si njabootu Alika ñëw jaale leen ñëw nemmeeku leen ñëw masawu leen ñëw bokk tiis bi ak ñoom ñëw wan leen ne ci réew mi la ñu bokk ci Sénégal la ñu bokk et que ñoom ñoo yem sañ-sañ ak ñeneen ñi ñaareel bi mooy wax état du Sénégal jaarale ko ci gendarmerie bu Colobane ne leen nañu bàyyi intimidation yi nañu bàyyi xuppe yi nañu bàyyi tiital bi fii bu amee ñu ñu war a tiital mooy ñi nga xam ne ñoo rey suñu doomu Alika bu amee ñu ñu war a xupp mooy ñi rey suñu doomu Alika waaye du njabootu Alika du mbokk Alika du dëkkandoo Alika du ndaw jàmbaar yi nga xam ne ñoom ñoo jóg taxaw temm pour défendre Alika bu amee ku ñu war a menacer gendarme yi la bu amee ku ñu war a xupp bu Thiès ñu ngi wax gendarmerie bu Colobane na bàyyi intimidation yi ça ne passera pas ñu ngi wax état du Sénégal ñi leen toogal fii sous préfecture ak préfecture nañu bàyyi intimidation yi nañu bàyyi ndaw yu ñuy convoquer régulièrement à la gendarmerie tout simplement parce que dañuy exiger affaire bi nay leer dañoo ñëw fii pour ànd ak ndaw yi pour ànd ak jigéen yi pour ànd ak suñu mag yu baax yi pour ànd ak suñu baay yi pour ànd ak suñu ndey yi pour ne nay leer te dina leer nañu leeral lan moo rey Alika ñan ñoo leen rey ñan ñoo ko rey ba pare yoon daanu seen kaw et donc li ñu fi indi nag mooy wax état du Sénégal dañoo bëgg la vérité et la justice maanaam nañ ñu wax li am lan moo tax lu ñaaw lii am ñaareel bi ñan ñoo ko def ba pare ñu rendre justice à sa famille ndaxte nag du ñu nangu ñu rey ñaari yoon Alika rey ñaari yoon Alika mooy rey ko ba pare ci anam yu mu gën a ñaawee ba pare ne kenn du ko jox dëgg kenn du ko jox yoon kenn du wax lan moo ko rey kenn du daan ñi nga xam ne ñoom ñoo ko rey loolu mooy rey ko ñaareelu yoon te duñ ko nangu benn yoon bi rek ëpp na benn yoon bi rek doy na ay mbokkam lekkatuñu ay mbokkam naanatuñu ay mbokkam ñu ngi traumatisé ay mbokkam xamatuñu fu ñuy teg seen tànk mais ngir masawu leen foog ñu wax leen lan moo am naka la demee ba pare ñu rendre leen justice un deuxième meurtre de Alika sera inacceptable nous ne l'accepterons pas
daal alaaji. la ilaha illallah man de yéen alaaji yaa ma ko wax. man pour man gendarme yi dañoo yoroon seen oto. non non. gaayen bi yor otoom ñu topp ko pour mu won leen ki muy jiin sàcc. man loolu laa foogoon. oto bi mu doon liggéeyal. man day jaaxle naa fi mu nekk nii lii de waxuma ne problème yaa ngay démarré waaye lii problème la sax nag. lii moom démarré wul moom mais lii moom. laay waxuma la yàlla waaye nañuy bàyyi xel seen bopp. non kaawu Ali moom vraiment di jamais vu le tudd kenn mësu ko gis. de ñii de li ñu wax lii moo am nii waaw alaaji nag kon. en tout cas presse bi yëpp moom la ñu relaté. ca ba muy soog a xew. ba tey. ñoom ñu dëkk suñu correspondant yi ne foofu Gossas. loolu la ñu wax comme info. dañoo dugg ci oto patron bi ñu ni moo ko tuumal sàcc ñu dàq ko. Gossas dañu ñëw seen kër. mu génn pour daw. gars yi dàq ko. dàq ko ba fiir ko aw ci koom reculé waat ci koom. Allah ñu ni après ëpp bi fi mu jaar bassin bi. waaw ñu defee autopsie. d'ailleurs fu mu tëddee ak marque yeeg yëpp. waaw fii la Alioune Badara Sonko enregistré Guy Marius Sagna ak frère bi. lieu bi nga xam ne fa la drame bi am boo dégloo si audio bi waa ji mi ngi naan gis ngeen trace yi fa lépp amee foofu la ñu dem def fa enregistrement. ils ont voulu maintes fois def ay marche mais dañu leen ko doon aaye. dañu leen ko doon tere donc mënuñu ko woon def. non ay marche nag daal contre l'injustice wala di marche alaaji pour nag injustice pour tous moom yàgg dafay am nañ doxu ñaxtu rek. nous réclamons justice. loolu moom gaw ma ne moom lu mën a dégénérer. ceetaan gi moo ëpp. mbokk yi dañoo jàppalantee tul mbokk yi dañoo dimbalantee tul. alaaji kaay ma wax la benn affaire alaaji am na ñoo xam ne ñu ngi Ndakaaru Ndiagel Diop gi di romb police ak gendarmerie chaque jour te teewul ñu ñeme leen. am na ay nit ñoo xam ne yàlla moo leen mi nee noonu de. seen mbokk yi dinañ bëgg a jóg mais am na ñoo xam ne dandul am fit. déggoo ma di. bokk dañuy jàppante de. non mais nit ku taal otoom fekkal bi sëb dëkk ngay daw. alaaj defal ndànk xëj na am na yenn yoo xam ne sax Ndakaaru Ndiagel Diop gii boo ne wóoy nit ñi yëpp yàlla génnandoo. waaye dëkk kaw yi am na nu la fa gendarmerie di noote wala buur ci boppam di leen noot. waaye alaaji ñaata béykat la fi ay maire jël seeni terrain mais xamal la leen di wax. soo naan muut may wooyi gendarmerie. da nga naan pat. parce que da nga naan man de ñu ngi may yóbbu ca kanamu buur. attention te ñëwee ma buur. non waaye ma ne am na ñu nekk Ndakaaru gii duñ dem commissariat sax déposé ci carte d'identité ndax ragal policier déggoo ma di. mais bokkut ak dawal oto. xam nga am na yoo xam ni yow sa oto alaaji. boo toppee ci lapin lépp buy daw. ba nga ñëw ba ni soo ci kawam. te obligé sa xalaat yow sa humanité. nga naan takk ci frein bi doo ko tey. pour bañ a aw ci kawam. même jaan ji nga gën a bañ nga xam ne rey ko sax tuyaaba la. boo ñëwee ba ni saax ci kawam di nga hésité. waxuma la ak nit ak i noppam. nit kuy daw. yow nga am xolu daw ba ni ko tëll aw ci kawam ñuy déet nga reculer waat ci kawam. Allahu akbar. loolu manque de. xool bu la sàccoon ba dagg sa baaraam yóbbaale. loolu mooy manque de respect. boo xamante ni bii ci àdduna bi loolu du àtte bi. ñàkki mbokk mënu koo weesu. ñun demuñu sariya bu doon sariya ngeen jàpp dagg loxo moo gën a sedd tey liñ ko def. ñaata nit a fi nekk ay feebar tax. Ali amul mbokk seen i cër manqué. te ñu ngi dund ak ñun. Ali amul mbokk. déet alaaji am na mbokk. non yow bul def sa bopp. bul def sa bopp ne yow ni nga mel noonu la ñu mel. attention. gendarme yi àndoon na ki doon dawal oto bi. bi ñu noppee dañoo war a téyewaale kooku. même ñoom. téyewaale kooku. même ñoom dañu leen woon téye. ñooñu kay duñ téye kooku. n'est-ce pas ñoo ànd non. waaw mais ñoom kay buñ téye kooku ñoom tam après dañ leen di téye yat wi day dal seen kaw déggoo ma de. même su dee pour homicide involontaire sax déjà yow boo defee accident ci tali te tayoo ko sax dañ lay téye.
waaye nit bu doon traversé nga fil ko te tayoo ko. bii volontaire la dama ni même bu nekkee ni tayoo ko laa wax nit di traversé rek nga tël ko yoon day teg ci yow loxo. donc pour loolu rek yoon waroon na mën a teg loxo ki nga xam ne moo dawal oto bi. kenn musu ko gis kenn yi moom. te mag ji ci audio bi wax na ko nee na mi ngi dox nu mu ko neexee di wuy téléphone def ay audio. day wax de moom conscience am tranquille na. il n'a rien à se reprocher. waa ji dëkk Thiès te mu fël ko. nee na mi ngi dox ay soxlaa mi ngi wuy ay téléphone am ba yor nañ ay audio mi wax ne moom conscience am tranquille na. moom de jàmbaar la kon. conscience am moo mënta tranquille. loolu la conscience am ma ni conscience am mën na tranquille ci du ma dem kaso parce que maag gendarme yi ñoo àndoon wala du ma dem kaso parce que waa ji daf ma tooñoon du ma dem kaso parce que tayuma ko te am naa assurance am naa permis waaye conscience am moom bakkan moom nit mënu koo rotal bu nuppi di tëdd di nelaw bay yandoor bakkan day caaxaan. bakkan du caaxaan nit dafa diis yow boo filee nit nii naturellement nii tayoo ko de alaaj ngay dawal ci kaw tali nii seeni oto mbëkkante nit dee ci sax yow. dootoo nekk de guddi googu maar di yow ba moytuwulee sax dootoo dawala ci oto. boo dëgërul dëgg. loolu day en fait loolu tax lu ci ëpp ñu lay tëj kaso. loolu day il faut nga sadik lu ci ëpp ñu lay tëj kaso parce que genre thérapie la. il faut nga sadik dëgg pour rey nit ba pare surtout reyin bu ni mel. xanaa nga bañ a lucide. et encore. wala ngay am yooyu jël loolu la de. wala xaaral alaaj léegi nag. il faut que après ñu dem Fatick fekk fa Aline Badara Sonko. comme ça mu expliquer ñu nag le film des faits affaire bi daal maanaam daal ni mu demee en tout cas doy na waar. voilà suñu de man jaaxle naa ci yàlla. waa tat man de alaaj lii yaa ma ko fii direct. ana kii daal dafa ñëw. fii El Hadj. kan la. oui Abba. voilà léegi nag Satrec Vitale ñu may la meew. nga naan ginnaaw ba nga lekkee. Jolof Chicken. dooni waaw. waaw nga gàllax. sango ba set diwoo. allo Uniparco. bañ a didim waaw. sango ba set diwoo Uniparco. doo didim de doo didim. waaw. waaw. soo paree toog ci sa canapé laal Canal Plus. jël sa téléphone. di informer nit ñi. bu ñu duggee plus nga daal di jël sa téléphone laal Expresso. waa léegi Abba yi démb de Canal Plus laa seetaanee affaire racisme bi. wax jëpp nga doon dégg. yow Abba léegi nag loolu laa la bëgg a teralee tey xaw ma waaye say négro yàgg koo def promo Jokko du jour 500 francs lu mu lay jox junni tout réseau valable 5 jours dégg nga loolu. dégg nga loolu voilà 500 francs bi rek nga daal di bénéficier nag junni ci bonus tout réseau. te 3000 francs la woon waaye léegi moom junni ci téeméeri dërëm kese valide 5 jours waaw 8 heures ba 0 heure 8 heures 12 heures jusqu'à 0 heure code baa ngi nii nag étoile la 99 étoile 4 dièse waaw kay kooku nag mooy opérateur baa ngi nii non Expresso. Expresso. man de fas yéene wu ma dundaat atum 2020 bi liñ ci dund nii. heureusement ba léegi mu jeex bési ji des la ñuy wax mu gaaw. heureusement ba léegi mu jeex. noonu accéléré sa foofu. dañ ko war a fast track bi. kii kay buy génn télé léegi moom buy génn télé léegi moom protégeons nos enfants rek. tomb des animaux waa nga ni kii. waaw yaakaar ni kii xanaa dañ koo yàq nga ni. ma ne Guy Marius Sagna dañ ko war a invité ñu tamit mu ñëw jàppale suñu mur de Berlin bi. waaw wax nga dëgg mur boobu. teem gaa bu bees bi kay. waaw kay interpellé moom tamit na ci wax. général Cheikh Wade. Cheikh Wade moom ku baax la na ci wax. waaw nañu ubbil ay bunt suñu doom yi mën a jàngi. ñu éviter di wër wiir bu métti boobu. Guy Marius Sagna moom dañ ko woomu. non dina ñëw. dina ñëw. déggal Xadim Mbay naan ma jox ma Jolof Chicken yow mii. yow kay xam nga ne pare naa ci yow. yow kay bëggoon naa laa may sax tamit ak piisu Expresso may la ci diw yu baax yi. waaw daal di lay lijjantil ci canal ji ak seen décodeur yeeg yooyu. waaye lépp maa ko bàyyi ndànk Abba ci loo ne. maa ngi nii di la ziar rek El Hadj. waa démb ba day dox na ci kaw 4e arbitre bi de. waaw.
waaw. fu lay jaay Dakar. waaw lu ko may ma ñam jeexal ko. mais nag mais gis nga Aba. dama gis Bassirou Ngom. mu ne gis nga affaire racisme. Affaire racisme. waaw mi ngi nii nee na le racisme c'est dans la mentalité man du lay déglul. Si vous êtes fier de votre peau noire alors le fait de vous qualifier de négro est un jeu de fleurs. waaw dëgg la warula laal warula effleurer. warula metti. négro la. pire. comme Eto da doon jaafante ñoom bu baax a baax man loolu tax mu neex ma. faut s'accepter ak El Hadj Diouf tam kenn du ko yeb foofu. sa waaye daal dama ne. fulla ak fayda bi ñun ñoo ko war a wane. bañ du ñu yàpp mais xam nga yàpp gi fan lay dooree. xam nga fu muy dooree. suñu kilifa yi li Gelawaar doon wax. ñi ngi nii toog di layam yi di dammi seeni loos ndax ndimbal li ñàkk jom dégg nga loolu suñu doom yi nekk ci ñoom bitim réew gàcce rey na leen cam mënatuñoo sigi gàcce rey na leen suñu njiit yaa ngi nii dajale ñu fii ñuy layam yi ndax ndimbal li su feesoo nag amuñu benn kàddu. dégg jërëjëf. ni koy waxee. suñu doom yu góor yi ak yu jigéen yi dun ca ñoom ca bitim réew. gàcce rey na leen. sabab. jom. ñàkk jom. suñu njiit yaa ngi nii dajale ñu fii. ñuy layam ndax ndimbali. di layam yi. sabab. suñu doom yu jigéen ñi ak yu góor yi nekk ca ñoom ca bitim réew gàccere na leen ndax ndimbali suñu njiit yaa ngi nii dajale ñu fii ndax ndimbali di layam yi mais foofu la gis nga suñ njiit yi tant que wanewuñu fulla ak fayda Erdogan barki démb laay seetaan benn vidéo moo Angela Merkel la ñu def Macron ca ndajama xale bi dootu ko defati mais ay punkalum jëmm tol ni seen bàyyi gone gu ndaw gu xonk cur toog fële di leen convoqué ñuy layam ndax ndimbal li ñàkk jom ñoo ñàkk jom Gelawaar duñ ko waxee dafa doy waar sax. suñu njiit yaa ngi nii dajale fii ndax ndimbal li koo ci xool muy layam xanaa séeréer la. waa yow. mos naa yooyu bu ci dugal noonu. te moom du moom de nee na dafa demoon ci dëkku séeréer yi lu yàgg bi ñuy préparé film bi. oui pour ami seen ton bi. non vrai artiste la. non mais loolu moo tey moo indi suñ doom yi nekk gis nga li mu waxoon moo ñëw. moo ñëw de xool ko wax ak tey. gis nga gars yi tubaab yi lañ ñuy tam golo di ñu saboté singe di ñu xas chaque jour boo seetloo duñ ko def naar yi. duñ ko def naar yi te pourtant ñoom lañ ko daan def. mais gis nga France. mbir mi nag lañ bëggoon a xam daal maanaam fan la toll ak it accident bi nan la demee. jërëjëf Ameth maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga bokkal studio bi Mantoulaye ak Mansour. li ma mën a wax daal ci mbirum Alika. moo ngi amee ca département bu Gossas. précisément dëkk bi nga xamante ne moom la ñuy wax commune Mbar nag ab commune la bi nga xamante ne moom ci département bu Gossas. Ameth daal mbir yi ni mu demee je crois que rebondissement yi ni mu am ngeen ci yenn détails yi par rapport ak réaction famille bi ak réaction Guy Marius Sagna mais li ñu mën a wax mooy histoire bi daal moo ngi tàmbalee fële ca Thiès fi nga xamante ne ñu ne Alika fa la daan liggéey ci benn poulailler. donc ci poulailler bi mu doon liggéey noonu nag dafa amoon benn gain bi nga xamante ne daal moom moo ne woon adjoint patron bi kooku nag moo ngi tudd Amadou Kane. donc Amadou Kane boobu nag moo daal di indi ay accusation jëmale ko ci ki nga xamante ne mooy ndem si yàlla Alika. Ahmed Aïdara lépp moo ñu démarré ci benn somme benn montant bu toll ci 400 000 francs CFA. bi nga xamante ne daal dafa amoon ku ñëw defoon commande ginaar bàyyi fa 400 000 francs CFA yi. ba mu fa bàyyee 400 000 yi nag ki nga xamante ne mooy Amadou Kane moom mooy adjoint directeur bi
moom ci information yi nga xamante ne moom laa recoupé moom Amadou Ka dafa ne Alika Amadou Kane pardon dafa ne Alika moom lañ jox xaalis bi 400 000 francs yi donc affaire bi indi coow moom nag pour seetal deram ci la dem ci gendarmerie bu Ngent bu nekk ci diwaanu Thiès mu def fa mu daal di fay amal benn plainte moom nag ba mu déposé plainte boobu gendarmerie bu Ngent ci la waa Ngent maanaam brigade bu Ngent daal di saisir brigade bu Colobane nag bokkul ak Colobane bu Dakar bi nag Colobane la bi nga xamante ne moo ngi ci arrondissement en fait arrondissement bu Colobane mais ci département bu Gossas mu nekk tamit commune en même temps donc foofu dafa am brigade de gendarmerie donc brigade de gendarmerie bu Colobane moom moo coiffé commune Mbar bi nga xamante ne même si yàlla Alika fël dëkk donc ba ñu saisir gendarmerie bu Colobane ci la gendarmerie daal di def seen enquête pour teg loxo ki nga xamante ne mooy Alika parce que Alika bu ñu sukkandikoo ci réaction commandant brigade bi xam naa ci kanam incha allah foofu lay terminer réaction commandant brigade bi moom am na ay kàddu yi nga xamante ne préciser na ko ci tuumaal yi nga xamante ne moom la famille bi wax ni ñoom waa gendarmerie ñoom ñoo rey seen doom ki nga xamante ne mooy Alika donc ba affaire bi amee waa ji Amadou Kane moomu nga xamante dafa doon liggéey ak kii di Alika daal di piéger Alika ne ko comme amoon na ay jamono da nga ma abaloon 50 000 francs CFA léegi 50 000 francs yi dama la ci fayoon 35 000 mu def 15 000 est-ce que mën na ñëw jël si xaalis boobu donc ba mu doon jël si xaalis boobu nekk waa ji dafa comploté dafa teg plan ak gendarmerie pour mu mën a teg loxo Alika donc ba Alika doon ñëw pour récupérer 15 000 francs yi ci la seen ay gendarme moom ak ay xaritam ci lañ daw ba ñu dawee gendarmerie daa di leen topp ci pour jéem teg loxo ki nga xamante ne mooy Alika ak benn oto bi nga xamante ne ay civil ñoo fa duggoon mais d'après famille bi ñu ne oto bi ay gendarme ñoo fa nekkoon ñun ñu daal di tamit nekk à leur disposition benn moto Jakarta boobu nag moo doon topp Ali ak oto boobu ci la nag benn choc daal di am choc bi ni mu amee mooy oto bi dafa mbëkk ki nga xamante ne mooy Alika d'ailleurs ci autopsie bi nga xamante ne moom lañ am ci Ahmed Aïdara autopsie bi li muy wane mooy Alika maanaam mbagg li dafa damm complètement bassin bi dafa toj tànk yi dafa damm benn tànk yi dafa damm mais baaraamoom yëpp a damm tamit ci autopsie bi nga xamante ne man ci sama wàllu bopp yónnee nañ ma ko ci sama WhatsApp donc lu ñu mën a jàpp mooy Ahmed mooy Alika condition yi mu génnee àdduna dafa métti lool dafa métti parce que tey ki nga xamante ne am choc boobu ñu daal di koy automatique famille bi lu ñuy wax mooy ba choc bi amee gendarme yi ci lañ wax ni nañ ko dugal ci oto bi ñii de non nañ ko teg ci saret parce que dafa am benn saret bi nga xam ne dafa yeboon ngooñ ba mu doon dellu si ci lañ mettre à leur disposition charrette boobu pour mu yóbbu corps en fait pas corps parce que moment boobu décès doon woon dafa gaañu donc ba ñu eggee bañ ko finalement ci lañ ko teg ci charrette bi bañ ko tegee ci charrette bi ñu yóbbu ko doon ko yóbbu ci poste de santé bi ba ñu duggee na ci dëkk bi ci lañ parce que dañu xam ni état bi mu nekk nii bu ko waa dëkk bi gisee xëy na soulèvement mën na am ci lañ jël corps bi déggal maanaam Alika mi nga xamante ne dafa nekkoon ci état yi catastrophique yu difficile daal di koy dugalaat encore ci oto bi bañ ko dugalee ci oto bi ci lañ ko yóbbu ci poste de santé bi nekk foofu bon poste de santé bi defal ko premier soin yi ñu gis ni c'est très compliqué ñu daal di koy évacuer doon ko évacuer même ça wala ñu yóbbu ko hôpital defuñu ko ñu ne dañ koy yóbbu dañ koy delluwaat gendarmerie bu Ngent ci la gendarmerie doon Alika ci état bi mu nekkoon noonu ñu jëlee ko ci poste de santé bu Mbar et ñu ne moom il faut ñu yóbbu ko gendarmerie bu delloo ko Thiès gendarmerie bu Ngent ci diggante boobu nag amee ñàkkee bakkanam ci yoon bi famille bi maamu Alika ba mu demee ci gendarmerie bi dañ ko ne Ali de dara jotu ko moo ngi ci jàmm waxuñu ko dara waxuñu ko lu xew donc Alika moo ngi ñàkkee bakkanam entre parce que ay 13h 12h lañ ko jëlee mbax pour yóbbu ko Thiès ci diggante bi ci la ñàkkee bakkanam famille daal di jot information nag 21h finalement ci lañ leen wax lan mooy doog a am mais Ahmed loolu lépp nag liñ ciy dolli mooy li nga xamante ne mooy famille bi jamono ji dañoo nekk sous le choc man ba ma doon def recoupement ba ma mantu lay woowee pour que ma jéem a def recoupement par rapport ak information bi ni mu demee am ni sax sama yaram dafa mujjee daw parce que bu ñu expliquer conditions yi c'est tellement difficile ci benn affaire bi nga xamante ne
waroon nañ ko mën a gérer ci façon bi nga xamante ne parce que suñu force de sécurité yi te yàlla may na leen bu ñu bëggee jàpp nit à la kulli aali nañ koy jàpp donc dàqante bi ba nit dëgg ñàkk ci bakkanam je crois que loolu c'est très compliqué loolu nag loolu nag mooy li ma lay nettali nii nag mooy version famille bi. man nag ba ma paree ci loolu fexe naa ba am numéro commandant brigade bi nga xamante ne moom moo nekk ci Colobane préciser encore moo ngi ci département bu Gossas arrondissement bu Colobane commandant de brigade ba ma jox ko moom nee na lii ñuy wax ni yëpp amul mu ne ma daal li ma la mën a wax mooy ñii seen pexe mooy dañuy jéem a takkal di jéem a gàkkal turu gendarmerie te gendarmerie vraiment ñoom ndaw nañ tuuti nañ lool pour yàq turu gendarmerie pour gàkkal turu gendarmerie mu ne ma lan laa la ci mën a dolli mooy jamono jii enquête bi dénk nañ ko compagnie gendarmerie bu Diourbel jamono jii ñoom ñoo nekk di def enquête bi pour gën a xam pour gën a situer responsabilité yi fan la nekk. mu ne moom du ci mën a sori. leneen li ma dollil mooy Ahmed Aïdara pour daanelee foofu xool ndax amoo beneen question te fi may daanelee mooy ci waxu kàddu commandant brigade bu Colobane moom li mu xamle mooy Alika moomu noonu dañ ko recherché woon maanaam ñoom dañoo jotoon këyit ñi Alika fu mu nekk dem leen jàpp ko foofu amul parce que famille dañ doon wax normalement dañ ko war a jox convocation bi ñëw te mu ne texte yi dafa wax ni bu fekkente ni yoon dafay recherché nit foofu amul convocation donc Alika il était recherché par les forces de l'ordre donc foofu laa daanalee ak moom commandant de brigade bi mu daal di joxe li nga xamante ne mooy tax ñoom Ahmed Aïdara. D'accord merci kon Alioune Badara merci beaucoup merci. leer na de Alioune Badara ma ne merci beaucoup Alioune Badara merci ok merci beaucoup Alioune Badara. merci beaucoup. ah defal nañu benn kii de defal. macha allah vraiment détaillé nañu daal xam naa ne daal macha allah. affaire bi nag xam nga ñee sax ñoom il parlait avec le cœur ak di sàkku justice soit rendu waaw waaye moom expliqué na fi mbir mi jóge alaaji ndekete ñoom seen histoire ca Thiès la jóge waaw après teere ji ca gendarmerie bu Ngent ca Thiès ba léegi ca Thiès bi ko accident bi itam dalee bañ ko mbëkkee ba mu nekk ci diggante dund ak dee au lieu ñu yóbbu ko hôpital ñu ne nañ leen ko delloowaat gendarmerie bu Thiès xaw ma nag ku nekk ci diggante dund ak dee alaaji nu ñu lay jëlee fële ca mbar nga war a traverser Colobane boo ko la Colobane bi bële dégg nga wetu Lagan la ne tegg bi ñii dem Touba bu embouteillage amee suñu genre gi yëpp foofu la ñuy teggee ji mooy yoonu Gossas bi ñoo génn ci toolu xorom yi dugub bi dafa teg wutali Thiès loolu day xanaa nit ku wér sax alaaji boo ko fa traversé bu ko yàlla suturaalul bu sonnee dee. il est recherché. c'est un voleur. sàcc na. yépp joxul kenn raison nga fiir kook oto. tey ko. tey ko. loolu moo dul dëgg. loolu joxul kenn ngeen def opération commando di ko dàq ci ay oto ki Jakarta. ka doon dawal Jakarta ba du gendarme civil suñu te dàq civil. je suis désolé. dëgg dong lay tudd. gendarme yi mun nañu koo jàpp tudd dëgg de tudd neneen. xam nga il est recherché. ñu convoqué ko ni ko kaay jël sa xaalis muy dem di jëlee xaalisam. dañ ko piégé. gendarmerie comme il est recherché aaju jox convocation dañ koy jëli dañu taal seen oto dem jëli ko. mais tendre que piège ni ko kaay jël si li ñu la amee loon ci payoor pour mu dem jëli ko ñëw ba jege xam dañ ko tendre piège mu soog a wàññeeku daw mook ñi mu àndaloon. ñu ciblé ko moom dong dàq ko ay wata ak ay moto Jakarta ba ki ko doon dawal ab civil la civil du dàq civil waaw tout le respect pour le commandant mais nit ñi am nañu nopp aussi pour dégg ba kenn moo rot dama ni waa ji bu sàccoon ñu détourné ay milliards a ngi fi te kenn topp leen waa ji bu sàccoon ñu koy seet partout il est recherché d'accord juba dina d'accord lekk na xaalisu jàmbur d'accord mais ki mu lekk xaalisam mooy kan ba tax ñu koy dàq noonu ba oto di aw ci koom dama ne nit ki dañ koo dàq oto yéeg ci koom rechercher capturer cueillir bokkut ak assassiner. du raison de. dañu ko rey waa ji oto aw ci koom arrière ci koom. du raison loolu la ñu wax. du raison de. loolu la ñu wax waay. du raison de. dem nañ jàppi ko. te recherche dañ lay ñëw jàpp. xam nga loolu lañ ko recherché tendre ko pièce jàpp ko sax du am tollé bii. waay kenn du ci wax.
mais ba faatu gi amee looloo soulevé nag xolu nit ñi nag. ma ne du raison laa la wax alaaji. waaye du raison waay. yow wax nga ko sa biir wax. ah xam nga moom 400 000 lañ koy ji nag ay ganaar ki nen. sàcc yu mag yaa ngi fii. ay rapport xam nga leen sax ay ñaari nit alaaji yuy jote. waaye buur ci boppam moo càmbar ay nit. état ci boppam. alaaji. ak seeni corps de contrôle. ni leen nit jàpp leen. ku ci ne ay milliards. dégg nga. waaw ñii dañ leen defal promotion. ñii ñu ba leen. gendarmerie topp leen. police waru leen. jinne tongalu leen. feebaruñ dofuñ. ñi ngi fi sàcc suñu alal toog ci nepat. te kenn du wax. boo waxee sax yow ma leen jiin. la ñuy jël yóbbu la faf gendarmerie. dañu waxante dëgg. waaw comme que ñooñu nag la ñu mën la gendarmerie mënu la tongal ba di leen mbëkk. asama koo xam ne ay ganaar ak i nen. valeur 400 000 francs. ñu ne ma te kasooy kat nee nañ sàcckatu ganaar yeeg nen yi ñoo fa ëpp fop ñi nga xam ne yaay boo yoo dañ na ay boromi daraja la. waaw milliards yi. waaw borom daraja yaa ngi fii. ñii dañoo toog ci seeni miraasu doom. ñii dañoo sàcc def lu ni wéng te dara du leen ca fekk. ndax da ngaa jege buur wala lu neex buur. dañ waxante dëgg nekkul benn raison. gendarmerie def ak deful moo commandant avec tout le respect qu'on vous doit du benn raison dégg nga loolu. gendarmerie jóge et puis fa ñu jógee ca boppam et puis léegi sax dafa am leneen lu bees lu ci am. nit ko oto mbëkk rek sa tànk damm. alaaji ñu ne yow balaa ñu laa yóbbu naan dañ lay faji danañ la delloowaat ca audition ba. au lieu mu nekk diggante département ak moromam diggante commune ak moromam waaye région jëlee la Fatick Gossas ca Fatick. Mbar di la yóbbu ca Thiès. rond-point Ngent. ci koo xam ne nee nañ alaaji yow sa nëq daa toj. say baaraam kaw ak suuf. damm sa tànk damm. say tànk damm. say mbagg mokk. say mbagg mokk. deret jay sotteeku. moo kooku sax moom alaaji kooku est-ce que xëj na ci oto bu dul ambulance. non dañu ni bu mu yéeg ci oto bi nañu ko yéeg ci charrette bi. dañu dute werante ci ñaar est-ce que charrette la mérito wala oto la mérito. waaw non dama ne. waaw moom kooku sax ak nag xoolal même bu ko ambulance. foofu rectifié naa le fait que ñu dugal ko ci charrette bi. waaye dama ne même bu doon ambulance koy jël si sax ban façon ambulance. déggoo ma de nit ku mel noonu alaaji. ambulance ba mu laaj dëgg. ambulance médicalisée. waaw yow assistance ba muy yegg. kooku sax da nga koo mën a dugal ci ambulance noonu rek alaaji ñu naan ping pong ba keroog ñu yegg hôpital. simple ambulance de. kooku kay soin ca sa mais kooku dana def lu raw dee ci yoon bi nee nañ ci yoon bi la dee. non dafa yomb. ñu koy waxuñ ne bañ koy delloo hôpital de. non ci yoon bi la dee. dañ ne bañ koy delloo waat gendarmerie waaye kooku sax bu demee nu muy waxee. ku say mbagg mokk. sa nëkk toj. oto ca jaar. sa tànk damm. say baaraam damm ba mokk. moo kooku kooku est-ce que deseeti na bakkan sax. looy wax boo demee looy wax. déet balaa nga naan looy wax nan lay waxee. loolooy laaj wu njëkk bi. dëgg fa yàlla day min day alaaji nee nañu góor gii di Ibrahima Niang juddu 1940 ca ndàngal ma di doomu ndongo Niang ak Suna Gueye ma nga yëmbal Afia 1 borom carte d'identité bi waaw ñetti fan a ngi nii nag bu dee ay mbokkam ñu ngi koy déglu nañuy dem fële ca yëmbal Afia 1 voilà seen góor ga ma nga fa mag la nag xam naa ni ma nga fa alhamdulilah fan feeñ na waaw nañ ko daw gaaw jëli gaaw nañ ko gaaw jëli voilà dëgg la kii nee na Sénégal boo sàccee ay milliards alaaji dañuy am complexe ne sàcc nga xam la lañu wax dafa détourné waaw détournement des deniers publics waaw boo gën a bon li ñëpp bokk sàcc kenn kii moo gën sàcc ñëpp sàcc kenn moo gën sàcc ñëpp ndey waaru naa ci yàlla subhanahu wa taala Padre Cheikh Tidiane Gueye a ngi lay siyaar bu wér en tout cas day jaaxle naa de lii man de xaaral temps baa ñu xoj alaaji
waaye konoon lii dossier bi moom dañ ko war a yeggali suba mais il est. alors. mooy 5 kii moom dafa réer nee na benn sac bu